dama naanagul woon café moom dikk naa laa naan di café. Ibrahima dama naan di café. naani na ko ñetti yoon. ñeenteel. waxtaan bi dañ ci àndax le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak kii di Mamadou Fofana tey dafay taxaw ne 1 2 3 moom mu jàmbat ne moom it daf feebar. wala tànk yu métti. xale dañoo taxaw lu yàgg mosuma fee jàmbat tànk yu métti. démb man mi taxaw 6h30 ba 15h. non yow nga yor sa këf googu. man mi yor sama toogu ñu koy door sama toogu bi lay xasee. ayca jogoon tey xam nga ne kon buur na ni ki ci dibéer ji jamono ji lañu toll ci joxe ay résultats ay tendance observateurs yi nga xam ne ñoo yoroon bëti élection yi xool ndax tëddee njaaxaanaay am na ci am déet démb ñoom it am nañu ak jano taskatu xibaar mission d'observateur la ñu xam le moo di jogoon tey aw na ci yoon leneen la ñuy wax le kay moo di nag ñu xoolaat bu baax yenn ci doxalin yi nga xam ne jot nañu ko fa nemmeeku bureau yi yéex ubbi yéex ñoom seen mu Ndiaye Cissé directeur exécutif ONG 3D moo yoroon kàddu gi ñu teewlu ko. am na ay réformes yu ñu ci war a indiwaat par exemple nekk candidat mairie benn commune nekk ba pare aussi candidat maire ville yooyu jafe-jafe lay indi par exemple parce que tey ji boo jëlee kaawu Barthélémy Dias bi gagné Dakar ci li ñu wax alors day obligé démissionner mairie par exemple pour bu Mermoz Sacré-Cœur bu bëggee nekk mairie ville mu amaat ay élection yooyu citoyen yi duñ ci am benn maîtrise parce que élection yooyu conseillers ñoo koy tànn mën na sax échapper mouvement coalition bi ko gagné parce que mën nañ dem moo am ay jeu d'alliance entre conseillers ba keneen sax falu koo xam ne duñ ko xam donc yooyu yëpp ay réformes lu ñu war a indi ci code bi ba nga xam ne bu ñuy dem maire bu fekkee ne nit ki ville moo ko intéressé mu dem ville bu fekkee commune moo ko intéressé mu dem commune. am na ay réformes yu ñu ci war. mu ngoog mu Ndiaye Cissé nga doon teewlu ay kàddoom jëm ci réforme yooyu nga xam ne jot nañu ko def gis ngeen mission d'observateur bi taxaw seetlu bi ñu def nee na faw ñu xoolaat koo xam ne ni dafa bëgg nekk maire ville nga resté ci ville ku bëgg rek vers commune nga resté maire commune mais mënoo gagné ñaar yëpp alors que ne suffrage direct la ñu wax boobaa moom bu gagné il faut conseiller ci boppam amal vote seen biir Mamadou Fofana. oui je crois bu ñu demee ba indi coppite surtout ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum élection yi wax ne suffrage direct la. maire bi da nga koy teel a xam donc bokkoon na ci loo xam ne waroon nañ ko gën a càmbaraale mooy surtout ñaari candidature parce que bu fekkee ne da nga am nekk candidat commune nekk candidat ville aussi ça pose problème tey Barthélémy Dias gagné na nu muy mujjee def mooy xam nga ne du jëndee ville de Dakar ak commune bële de Mermoz Sacré-Cœur forcément day démissionner pour dem nekk ji fële fi nga xam ne moom mooy maire maintenant li nga xamoon bañoon nañ ko ba tax ñu ne kii conseiller seen bopp ñoom ñooy falaat ki nga xam ne moom mooy maire bi donc dañuy delloo si waat à la case de départ alors que loolu dañ ko waroon dépasser avec cette réforme que ñu mën a jël tous ces aspects là en compte comme l'a dit Moundiaye c'est vrai que il faudrait que à ce niveau là quand même. mu day manquement yu nga xam ne ni El Hadj mënoon nañ ci bàyyi xel ci élection yi. léegi manquement yi bëri nag parce que am na candidat bu demoon ba ñuy dugg ci campagne bi tête de liste mu daal di bàyyi. fekk dépôt nañu liste yi ba noppi xam nga tur yi déjà egg nañu kon validé nañu ko ñu commencé campagne mu bàyyi loolu itam dañu ni woon dafa échappé code électoral bi mais booba sax jàpp naa ni moo waroon a mën a gën a jafe bii pourquoi pas li ci tiital société civile ndax mu duñ jël sax ku nekk ci liste proportionnelle bi bu fekkee conseil yi ñoom ñoo voté pour fal maire kooku sax est-ce que mënut a am chance daal di falu bon ma jàpp naa ni mun nañu def comme méthode bu assemblée nationale nga xam ni ki nga xam moom moo sës par exemple liste bi nga xam moom mooy majorité bi gagné xam nga rew gàddu la bi gagné ba noppi nañ tenir compte ki toppoon ci maire bi premier adjoint nga xam moo toppoon ci moom ci liste bi mais dañ ko bàyyi mu nekk maire dafay jox sax chance jigéen mu nekk maire parce que bu ñu respecté parité bi jigéen dafay daal di nekk maire après ki desoon ci listu suppléants yi ci même coalition boobu ci même commune bi après kooku daal di dugg tey boo seetee mooy kaawu Khalifa Sall bi mu nekkee ci prison bi teewul mu jàll nekk député à l'Assemblée nationale bi ñu ko daanelee ci Assemblée nationale ci seen pexe politique ba génne ko ci Malick Gueye bu grand parti moom moo dem nekk député à l'Assemblée nationale te li ko sabab mooy grand parti ak taxawu Sénégal dañoo bokkoon benn coalition ci élection législative yi ñu weesu donc mun na nekk lu ñu régler bu yomb ki jiitu bu fekkee moom jàll na mais ki ci topp ci liste bi na ci topp après mu gën a yomb moo gën ñu def parce que dañu exclure maintenant ci code bi élection yoo xam ni maire bi
conseillers yi ñoo koy fal kon bu ñu ko defee ak jalgati lay nekk kon nañ topp liste ordre bi noonu ki nekkoon ci proportionnel bi suppléant yi après daal di dugg ki nekkoon ci deuxième ci liste bi ma ne yàlla xëy na loolu moo gën a jàppandi nii actuellement donte nekkuloon nag lu ñu waajal. dafay wane rek ci ni njuumte dafay am ci luwaay souvent ak ci texte yi parce que nit la yàlla bindoo noonu mënut a parfaire jamais. mu ngoog ci lu wér xam nga ne jogante gox-goxaan yi biñ ci génnee ay nit yu bees la ñu gisaat ci yenn ci ay gox-goxaan yu bari loolee nag ab laaj daal di samp rawatina fii ci banlieue bi ndax ak coppite dañ ko andi ci doxalin gi rawatina ci gestion de ces collectivités locales tontu li ak Ndeye Diagne Ndao. askanu Sénégal daal di dëggal boppam ci élection locale yi tendance yi ni muy confirmé woo mi ngi gën a jox bopp ñenn ñu bokk ci opposition bi ak ñu nekk tamit ci société civile bi nekk ay nit ñu bees ñu fas yéene nag yore gox-goxaat yi ñu leen dénk waaye ñoom nag dañoo fas yéene jànkonteeg ak acte 3 de la décentralisation bi nga xam ni élus locaux yi dañu ko yàgg a jooy di wax ni moom moo leen tere réaliser seen i diggé yu ñu def ci askan wi citoyen bi nekk ci gox-goxaat bi nag di gën a dëggal boppam gën a am taxawaay bu mucc ayib ci anana lañ ko yoralee goxam loolu tey ji tax ba élu yu bees yi faw rek ñoom itam ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir saafara jafe-jafe askan wi nga xamante ne ni dañu ko diggee woon ak ñoom ci communes yi collectivités locales yi ak nu ñu ko mën a tuddee tey ndaw yaa nga fa ni xus kenn amu ci liggéey ñàkk kaaraange gi boole caag bu nawet ñëwee jafe-jafe yi ñu dund ci wàllu inondation di gën a tar saa su nekk ci gox-goxaan yi am nañu ay opportunité yu bari bokk na ci ay ndimbal yu leen nguur gi jagleel waaye loolu tey ji rek doyul ndax maire yu bees yi buñ ci bëggee génn faw rek ñu xam nañu tojee seen bopp ji nax indi ay innovation ubbeeku itam ci àddina bi. Binta Ndiaye Mbeng moom enseignante chercheur la ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar xelam dafa màcc jëm ci wàllum wàcc te kilifteef di décentralisation nee na nag nguur gi juróom-ñeenti domaine de compétence yooyu warees na ko weesu nag loolee moo di lu wees lu nga xam ne ñu ngi koy xaar ay kàddoom dafa jokkoo Ndeye Diagne Ndao ci téléphone. Maintenant par rapport aux compétences qui sont transférées jot naa tey bu ñu xalaatee acte 3 ba di defaat encore deuxième élection après acte 3 de la décentralisation ñu xool li nga xamante ne parce que développement dëkk lu ñu koy mën a wax gox-goxaat yee ko yor donc tey gox-goxaat yi war nañ leen mën a gën a renforcer war nañoo jóge dem au delà des 9 domaines mooy juróom-ñeenti compétences yu ñuy transféré ñu xool les compétences de développement économique naka lañ leen mën a gën a transféré jox ko gox-goxaat yi pour ñu gën koo mën a téye parce que askan wi fu mu toll ni dañoo gën a exigeant ci seen maire yi donc war nañoo mën a fexe ba répondre ci préoccupation majeure boobu l'autre défi aussi c'est le financement du développement local le financement de la décentralisation lu ñuy joxe ci fonds de dotation les différents fonds de concours as lu néew la pour gën a yëg pour sukkali koomu dëkk. ñu àddu jëmale ci waa Benno Bokk Yaakaar démb amal nañu ak genn taskatu xibaar yi def nañu seen ak bilan wax ne kon nag ñoom ñoo am ndam ndax ci fanweer ak ñaar ci ay département ñoom ñoo fa jiitu ñeent ci ay capitale régionale gagné nañu fa Dakar Ziguinchor la ñu lajj du ñàkk Seydou Gueye ay kàddoom dinañ ko teewlu si suñu yeneen jotaay yu voilà Seydou Gueye kon nañu ko teewlu daal di ñëwaat. li ñu jot ci tendance liñ ciy jëkk jàngat Benno Bokk Yaakaar fa mu newoon la ne ba tey ndaxte boo jëlee li ñuy wax département yi fanweer ak ñaar yu wóor mi ngi suñu loxo boo ko jàppee ci capitale régionale yi seen lim bu tolloo ci fukk ñeent rek ñooñu ci rëcc muy Ndakaaru muy Ziguinchor muy Diourbel ak Kaolack ci liy tepp jóge ci communes yi la ca ëpp mi ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar wala mu nekk ci loxo mbokk yi nga xam ne dañu yoroon seen yooni bopp te bokk ci kër gi ba tey ci tegtal yi ma jot a joxe rek majorité bi bennoo am ci biir réew mi. mu ngoog Benno Bokk Yaakaar nee nañu ñoo am ndam bu fekkee dañu jël résultat yi boo ko global ndax bëri na ci ay gox yi nga xam ne ñoom ñoo fa teg tànk ba léegi élage. waaw parti opposition bu maa ngi fàttaliku même conférence de presse bu mel nii bu waa CAP 21 ci atum 2009. nguur bu demee bay xëccoo rek ci wàllu ma ëppale ba léegi ci ay collectivités territoriales wax na xoolaat doxalinam moi je pense du ñàkk yi ñu ñàkk ci gox yi parce que am na dëkk yoo xam boo ko ñàkkee dafay représenter 10 communes ba ñàkkee fu mel ni ville bu Dakar ñaata commune la représente ci wàllu popularité ci c'est symbolique même ci côté électorat aussi lim boobu bu doon présidentiel da nga koy xaymawaale comme noonu mën na taxawaay presque 10 communes
ville bu Guédiawaye la même chose Thiès la même chose Casamance ni ki noonu donc bu ñu ëpp naa minimiser tey li Sow bu Kaffrine wax bu doon présidentiel dañuy jiit ak xawma ñaata %, ànduma ak moom bu doon présidentiel du demee ni mu demee woon parce que électorat yi ñu ñàkkee moo 10 ci poids wu électorat bu Sénégal kon bu ñu ko xaymaa ci dese nañu telle commune dañuy juum c'est-à-dire que li ñu war a xayma mooy pourquoi fi population yi ëpp ñun ñu wax fa ëpp doole te mu gënoon a nekk suñu ay cible ñu ñàkk fa loolu message la bu ñu war a comprendre bu bokkut ak xayma ay communes yi des ci sa loxo parce que commune bu amul 10 000 personnes mënoo ko méngaatle commune boo xam ni la fay yeewoo ëpp na 1 million nit donc du ñu benn message bi ñu leen lancé mooy gox-goxaat yooyu popularité bi gën a bare te nit ñi gën a mën a exprimer la ñuy yëkk dañu nekk daanaka témoin bu askanu Sénégal mooy peuple bi dañu sonn dañu am ci seen kanam ñu déggul seen jàmbat dañu amul ci seen kanam ñoo xam ne bu ñuy jël décision dañu leen ciy boole dañu am ci seen kanam ñoo xam ne dañu leen wan arrogance dañu leen wan ñàkk a séddoo ak ñoom seen souffrance boo seetee même ci électorat bi même ci vote yi am na ay maire yoo xam ni ay maire sortant lañu dañu ñëwaat gañewaat mais am na maire yoo xam ne daf lay wóor nit ñi selon seen comportement ak seen population mënuñu gañewaat arrogance bi na wàññeeku te ñu gestuwaat dundinu askan wi encore une fois Assane mi ngi koy wax démb ne président Macky Sall am na ñoo xam ni mérité wuñu ñu sanctionné leen donte ñàkk nañu seen diiwaan mais na xool lan moo sabab ñooñu ñàkk ci seen diiwaan moom la ñu sanctionné wala gouvernement central bi la ñu sanctionné parce que souffrance peuple bu Sénégal mënuñu ko ñàkk exprimer ci première occasion bu ñu am ci ay urne te loolu lañ def ci élection locale yi. Mamadou Fofana bu fekkee même politique la ñuy waxtaanee ñoom bu fekkoon ñoo gagné fépp te lajj ci kanam El Hadji Ahmed Aïdara lajj ci kanam Ousmane Sonko lajj ci kanam Barthélémy Dias défaite la bu nga xam ne ni du doon lu ñuy gaaw fàtte. oui scénario 2009 moom moo ñëw Mansour di ko fàttali léegi nii xam nga. d'accord mun nañ leen nangul ñu toog woote ne woy gagné nañ fi mais lecture dëgg-dëgg buñ ci war a am ak ñoom lecture bii ñu ci am da ngay xam ne que ne pareeguñu wala comprendre ñu lan moo xew mooy benn sénégalais yi dañoo voté pour sanctionner le président Macky Sall et son régime par rapport ak ay jafe-jafe yu bëri yi nga xam te ne nit ñi ñu ngi koy dund Mansour mi ngi koy énumérer sànq loolu mooy lu njëkk part de responsabilité bu ëpp bi mooy tey politique gu gouvernement du Sénégal ak Macky Sall régime moom nañu sanctionné loolu benn la beneen bi nag après ñëw am na ñoo xam ne ay benn dañ ci am responsabilité par rapport ak comportement yu ñu am arrogance bi par rapport ak yenn doxalin yi nga xam te ne nii kenn xamul lu muy nuróol ñaata nit nañ fi tudd ñoo xam te ni jëm na ci wàllu mal gouvernance ba léegi nii mujjul fenn loolu sénégalais yi dañ koy am à cœur dañ koy denc parce que jàpp nañ ne loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom moo leen yóbbee coono boobu jamono ji nga xam te ne nii nit ki ñàkk na la nga xam ne moom la war a mën a dundee amul xëy bëgg na ndékki mënul ndékki bëgg na añ mënul añ au même moment nga gis koo xam ne la muy am ci salaire ministre am wala salaire u DG am mayu ko muy dëkk ci ay kër wala di dawal ay oto yoo xam ne da ngay laaj kii fan la jëlee xaalis ba donc loolu moom mu exprimé wu ci li nga xam ne moom ni ñu génn mu di élection municipale yi ak départementale yi donc je crois que ñoom en toute lucidité dañoo war a toog càmbar ne xam ne tey seen gestion nañ leen sanctionné ñu jéem a xool yan solution nañ ciy indi que di man maa gagné fii nii man maa gagné fële na la. mu digguleen ñoom ñu participer ci ay élection waa gëm sa bopp seen coalition bi jot a am juróom ci ay commune ñett ci ay diwaan fu ci mel ni Dakar ak Sédhiou foofu it wane nañu fa seen bopp imposé woon nañu mu dee ab tendance bu nga xam ne nii mënees nañu wax ne gëm sa bopp kenn mënatu ko génne ci langue politique gi fii ci réewum Sénégal directoire ba démb amal nañu ak janoo taskatu xibaar yi Mouhamadou Diallo mooy administrateur bu gëm sa bopp ñu teewlu ay kàddoom. élection yi ñu génn moo doon suñu participation bu njëkk la grande coalition gëm sa bopp am nañ juróomi commune yoo xamante ni yàlla dimbale nañu ñoo ko jiite muy ci département Dakar la commune de la Médina soo demee Rufisque ñun ñoo gagné Rufisque Ouest soo demee département Sédhiou ñun ñoo fa gagné commune yu tudd Samékanta ak Kousi ba waxtu ji suñuy mandataire ak suñuy candidat ñi ngi nekk di def ay décompte ngir ñu xool yeneen dëkk yoo xam ne dañ fa nekk en ballottage bés bu
cour d'appel joxe résultat provisoire yi ba conseil constitutionnel joxe résultat définitif yi incha allah ñun ñi nekk ci grande coalition gëm sa bopp dinañu daje jàngat résultat yu ñu am yépp sur le plan national soog a jàkkaarloog askan gi ngir mën a def conférence de presse. gëm sa bopp sa Tëngéej ñoom it nee nañu xel xalaatul mairie ba ñu koy foqati seen loxo ndax nag jamono ji la ñuy dégg ci ay xibaar dafa mel dañ ko bëgg jël seen i loxo moo sabab démb seen i militant wàcc woon sa mbedd dama defu caravane dem ci buntu mairie ba di laaj caabi ji yenn ci ay responsable jot nañ ci yëkkati ay kàddu. ñun nag mënuñu leen gagné commune gagné leen ñaari commune gagné leen ville ñu taxaw di def nekk ci média bi di wax naan ñoom ñoo gagné nañu arrêté loolu. donc tey candidat yi ñuy wax yëpp du Yewwi Askan Wi moo gagné ci benn côté gagné fa du Ismaïla Madior moom mi nga xam ne feefam Lamine mii da ko fa dóor tey à Arafat donc bu ñu indi benn problème ci Tëngéej. école bi ma voté soo leen xoolee 10 bureaux de vote moo fa ne lépp laa dóor te fa la Omar Ciss voté lépp laa dóor nga dem fële Ismaïla Madior Fall voté dama ko fa gagné nga dem fële nga xamante ne moom mooy bloc tey gis na ne séddoo la te kenn mënu ma fa ak yeneen dama ne lii leer ba leer mooy am nañu ndam nañ ñu jox suñu ndam bu fekkee dañu bëgg jàmm. jamono jooje nga xam ne waa gëm sa bopp ñu nga laaj caabi mairie ba waaye Yewwi Askan Wi ñoom it nee nañu xel xalaatul ñu jël mairie bi seen loxo ndax Omar Ciss moom moo fa nekkaloon waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gagné waaye Benno Bokk Yaakaar Ismaïla Madior ñoom it nee nañu tàmbali ni ñoo félicité ba teg seen programme ngir xool nañuy liggéeyee Tëngéej ndax ñoom nee nañu it ñoom ñoo gagné mairie ville bu Tëngéej ñu gis it Mame Gor Diazaka génn moom it nee na victoire am kenn du ko jël ci loxoom ndax nag xel xalaatul ak la mu fa am ci Tëngéej muy nangu ne dañ ko fa gagné waaye lu mu ci manti doon de tendance yi jamono ji ñoom sa Tëngéej taskatu xibaar dañoo gis ne mi ngi nekk ci diggante Yewwi Askan Wi moom moo nekk favorable Benno Bokk Yaakaar bu ñoom diggante Omar Ciss ak Ismaïla Madior Fall sa Rufisque Est ak Rufisque Nord ak conseil départemental it nee nañ lu ñu mel la ñu nemmeeku Rufisque Ouest ñu ne candidat gëm sa bopp xëccoowu kaax kenn ndax jël nañ ko ba noppi ngir ñeenteelu mandaawam mu di taxaw seetlu bu Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. jafe na lool jamono yi daal di nag joxoñ baaraam ne kii mooy candidat bi gagné élection yi ci Rufisque ville ci jamono yi lépp nag mu ngi ci diggante Yewwi Askan Wi ak bu docteur Omar Ciss ak professeur Ismaïla Madior Fall bu Benno Bokk Yaakaar di tendance yi nga xam ne ñoo ci dégagé loolee nag wuute ak ci Rufisque Ouest xam ni maire bu Alioune Mar bu gëm sa bopp dafa daal di jëlaat raw gàddu gi ca Bargny candidat bu wàllu Sénégal Djibril Faye moo daal di raw adversaire am yi rawatina maire ba Guèye Abou Ahmed Seck bu Benno Bokk Yaakaar gën kaa jege ca seen du Benno Bokk Yaakaar foofit dafa daal di lajj ndax maire ba Daouda Diaw dafa daal di séddee fauteuilam kii di Arona Ndeye bu bokk gis-gis naka noonu it ca Sébikotane maire bu Ablaye Lo dafa daal di daanu ki nga xam ne moo di Aliou Pouy bu Yewwi Askan Wi moo daal di jël raw gàddu gi ñetti maire yu Benno Bokk Yaakaar rek ñoo jot a daal di garder seen fauteuil mu di Ndiagne Diop bu Bambilor nga xam ne sax moom yoonam dafa daal di leer ak Mamadou Moulay Gueye bu Diamniadio xawoon na am jafe-jafe yu ndaw laata muy daal di jël raw gàddu gi ak ki nga xam ne moom mooy Momar Safna Diop ñu gën koo xamee ci Papis Diop bu Tivaouane Peulh ñàgg moom it daat nay génn ci mbir yi ca Sangalkam nag ndaw biiti Alpha Bokar Xuma ñu gën koo xamee ci Pape Sow bu Yewwi Askan Wi moo di réussir nag benn coup bu mag ndax daat na fay jëlee ministre collectivité territoriale bi nga xam ne moom it da doon convoité ñeenteelu mandaawam naka noonu it ca yeen Gorgui Ciss moom dafa ñàkk fauteuilam gannaaw ñaar fukki at ak ñett ya nga xam ne moom moo jiite collectivité territoriale boobee Massamba Mbeng bu Convergence patriotique moo daal di jël jamono yi li nga xam ne moo di raw gàddu gi naka noonu it ci département bu Tëngéej lu ni mel lañ fa seetlu ndax ba léegi ni dara leerugul ca ka nga xam ne moom mooy toog ca fauteuil bu conseil départemental bi. diwaanu Sangalkam askan wa révolution la ñu wootee jël nañu fa ministre Omar Gueye ba noppi te teg fa ka ñuy wax Pape Sow bu Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu nag jamono ji li leen dese kay mooy xool nan nañuy liggéeyee foofee ca Sangalkam waaye nag waxi élection weesu nañu ko Pape Sow maire bu Sangalkam ay kàddoom mbaax Cheikh Ahmed Tidiane Seck. peut-être victoire bi c'est la coalition Yewwi Askan qui a gagné mais c'est la commune de Sangalkam qui a gagné parce que nous sommes indivisibles ñun ñëpp benn ñu bokk gox bi yàlla jongante il fallait que mu am. bi mu amee nag def nañ ko dans les règles de l'art mais yàlla dimbalu ñu tey jox nañu ndam mais ndam li ndamu commune Sangalkam la parce que ñun ñëpp dañ bëggoon defar ñun ñëpp gis nañ ne vraiment bëgg nañu changement bi mais nag yàlla tey moo doxal na tey coalition Yewwi Askan Wi tey ñoo am ndam
vraiment avec une équipe dynamique ak ses composantes. Omar Gueye aussi maa ngi remercier en tant que ministre son geste bi mu def ne grandeur la donc di ko wax ne il a fait quelque chose dans cette commune mais il ne bari na ñu ne bari nañu fépp boo xamante ne war fa dugal fa loo xam ñun la coalition dugal suñu loxo parce que loolu askan di xaar si ñun ay doomam lañu ñu ay frère la ñu koy taalal loxo di ko wax ne liggéey bi yaatu na parce que Sangalkam soxal na ko pour ëllëg kon c'est le moment de lui dire que vraiment nous avons besoin de lui de ses conseils partout parce que commune bi tey moo nu ñor ñu développement commune rek moo nu ñor kon taal nañ loxo ñëpp pour ñu ànd liggéey suñu commune parce que askan loolu la ñuy xaar si ñun. ñi bawoo tënk Sangalkam googee dem ca xombal foofee coalition gox yu bees ñoom ñoo jël ndam li ci kanamu nag ñoom coalition gox yu bees ñoom ci boppam ñoo jël ndam li nee nañu nag jamono ji waxtuñu waxi résultat ñoom it nan la ñuy def ba suqali xombal génn ko ci jafe-jafe yu muy jànkonteel Magay Boy moo nekk tête de liste bu gox yu bees ay kàddu max mbéytal xuma bu dee njàmbaar googu topp nañu ba ñu jëm élection ba ñëw ba gañe ko njàmbaar googu li ñuy wéyale ba képp ku ñu woo daan leen bàyyi leen du ñu ko bàyyi ndax mbir mu moomuñu ko du sunu ngañaay victoire u jeunes yi la du sunu ngañaay bu jigéen ñi la du sunu ngañaay ñaanu mag ñi la du sunu ngañaay espoir ak ëllëgu xale yi la ba ñun ñi nga xam ne ñoo bokk coalition gox yu bees composé ko di leaders yi di militants yi di jigéen ñi di ndaw ñi victoire xombol la du lu ñuy bàyyeeg kenn ku koy xajamal li ñuy liggéey xombol lañ ciy wut te loolu jaral nañu taxawu ko ni mu jarale jeunes yi nga xam ne dañ fay nekk ñëpp fas yéene koo taxaw kenn du nangu nag ñuy entaché sunu victoire boobu dinañ ko encadrer dinañ ko protéger parce que daf ñoo wóor. voilà El Hadj Mamadou Fofana ñoo ko déggandoo wala defandoo constat bi gox yu ci bari ña fa nekkoon jóge nañu fa ay jeunes yu nga xam ne nii mënees nañu wax kenn ràññeewul leen woon sax ci politique ñoom ñoo fa fës kee toog fës kee doxal gox bi défi bi diis na lool ndax yaakaar génne dinañ ko relever. waaw damay wax ne ay défi yu bari ñooy xaar ñu bees ni sas gu rëy mënut weesu ña fa nekkoon wala nga doon jonganteel ak ñeneen ñoo xam te ne nii xaj na ne ëppoo leen peut-être programme bu baax ëppoo leen xam-xam ëppoo leen peut-être ci lijaas ak yooyu noonu yëpp ci xarañteeg yëpp ñu jël la teg la fa donc loolu dafa nekk sas gu rëy déjà ci ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yu bees yi beneen bi sas bu rëy bi mooy seeni gestion tey day bokk ci li nga xam te ne nii day déterminer wu ci élection yu ñu jëm on dira que ñu ngi doog a ñëw d'accord mais fii ak présidentielle yi ñu jëm te ñu xam ne gox-goxaat yi da ciy jouer partition bu am solo donc ñoom dañ leen ciy juger dañ ciy xam peut-être fan nañuy toll kon donc ñoom dafa am lu bari loo xam te ne nii dañ leen ciy xaar maintenant li ci gën a am solo mooy il faudrait que aussi dans cette histoire-là que l'État puisse collaborer parce que c'est pas que ay maires yu bees nañ ci yeneen coalition nañu bokk yoo xam ne ku jëggi la que nañ leen jéem a xeex ci lu jëm surtout ay moyens yoo xam ne dañ leen koy allouer wala di leen indil ay jafe-jafe parce que lu jëm ci ay fonds de concours ay fonds de dotation yooyu état bi moo koy dimbalee collectivités territoriales yi donc loolu il faut ñu veiller ci bu baax a baax que mu am une collaboration saine entre ces municipalités là ak l'état central bi nga xam ne da leen di gunge ci li nga xam te ni moo jëm ci domaine de compétence yi parce que sànq am na benn soxna mi ngi koy wax nee na tey li ñuy gën di dem les populations dañuy gën a exigeantes par rapport ak maires yi nga xam ne moom nañuy fal donc loolu il faudrait que ñu bàyyi ko xel bu baax a baax beneen bi mooy ñoom maire yu bees yi ne ñu def seen kéemtalaay kàttan surtout muy xale yi nga xam ne ni ngi doog a ñëw il faudrait que au-delà de li nga xam ne moom nañuy am ay ressources ya nga xam ne moom moo fa nekkoon ñu jéem a créer la leen di may ay ressources additionnelles mën leen a may aussi ñu ubbeeku ci àdduna mu jëm ci wàllum coopération décentralisée donc partenariat ak bailleurs yeeg yooyu dina leen gën a dimbali ci ŋàbbinu gox yi dina leen gën a dimbali ci surtout ñu mën a répondre aux aspirations des populations. El Hadj mu mel ni kon waa Yewwi Askan Wi gox yi ci ëpp te ñu am doole ñoom ñoo ko jël te nag dafa mel ni 2 ans moo des ñuy dem ci ay élection présidentielle ndax yenn saa yi aussi wala askan wi duñu bàyyi xel bu baax seen bilan bés bu ñu tolloo ci joŋante yooyu. ñoom daañu yóbbaale loolu parce que xam nañu ci yenn condition moo tax askan wi fal leen te xam nañu ne askan wi ragaluñu leen dafa am situation bu ñu toll dañuy fal ki ñu am yaakaar ci ñoom te jàpp naa ne gis nga maam jiite localité nekkul lu jafe donte nekkul lu yomb da ngay bàyyi askan wi seen alal te am vision parce que gox bu nekk am na ay potentialité yoo xam ne ki ko jiite daf ko exploité wul comme na mu jaadoo
bu fekkente ni bi maire ba am na vision xool fan moo mën a génne xaalis ci potentialité yi am ci dëkk bi wàllu agriculture wàllu élevage wàllu transport ba ñu jël ay revenus yëpp teg ko ci wàllu impôt ak taxe kalandoo nga fayeeku ku am atelier vulgarisateur nga fayeeku maire bi fóot ci bopp koñ bi nga fayeeku maire bi teg table gerte caafam nga fayeeku du loolu commune war naa am ay revenus yoo xam du ñand askan wi gën a néew doole day bàyyi ñu gën a néew doole te xool beneen revenu yoo xamante ni bii damay jël ay misaal ci communes yi nga xam ne ñoom laa gën a jigee nga xam ne dafay nekk ci ay usines yu mag yoo xam ne chaque année mun nañ tabaxal commune ba benn bijou benn usine buy coûter ay presque 100 milliards implanté wu ci benn petite commune te mënut sax tabax benn hôpital mënut sax tabax benn école mënut tabax lenn loo xam ni dina nekk benn bijou boo xam ni commune ba daf koy bénéficier woo loolu ñàkk exploiter potentialité yi nga am la benn commune boo xamante ni bi comme Serigne Gueye Diop li mu def loolu vision la xam ni camions yi fiy jaar bari na camions yi bu ñu déparé Bamako di ñëw Dakar ñaata dëkk la ñuy jaar ñaata dëkk la ñuy jaar mais moom rek moo am xalaatu aménage ci kaw tali bi créer fa benn garage malien boo xam ni chaque jour xaalis bu bëree bëri di dugg ci commune bi te duñu sonn loolu dina ko permettre foofu nag 200 yi mu doon lekkal maire bi jaay gerte caaf yi mu doon lekkal fóotkat bi dina am budget bu ëpp boobu te ñooñu dina leen bàyyi ak seen yëf yooyu dafa am solo yooyu ay vision la ak ay xalaat yu dañ ko war di exploiter ñu bees ñi falu nag docteur Babacar Diop xam nga ni mën nga werante lu nekk ci moom ba mu des am xam-xam El Hadji Ahmed Aïdara xam nga ni boo xoolee carrière am nga xam ni mën na ñàkk lu nekk ba mu des vision Ousmane Sonko waxaale wuñ ko koo xam ni impôt demoon na Barthélémy Diaz bokk na ci commune bi mu jiitee Mermoz commune yi nga xam ñoo gën a def résultat yu gën a baax ci Sénégal ak yeneen i vision par exemple Barthélémy Diaz tey boo tabaxee R+1 wala R+2 balaa ngay tegaat ci kaw da ngay amaat beneen autorisation bu xësee mat R+4 doo tabax fii ak defoo parking ci suuf parce que occupation ci kaw tali bi du nangu ñiy liggéey ci immeuble boobu di occuper voie publique bi gis nga xeetu vision yooyu gis nga revenu yi loolu taxe la sax bu mairie gis nga taxe yooyu muy xalaat mais ñaata commune ñoo am potentialité yooyu mais mënuñu ko exploiter loolu moo tax ma ne ñu bees ñii fi nekk ñu bees ñii falu ci ville yu mag yi gaynde daañu liggéey bu baax te daañu joxe ay exemple yoo xam kenn du ko mën a weddi parce que ñoom ñëpp kenn ki jaar na ci ba noppi muy Barthélémy Diaz ak li ma wax noonu Ousmane Sonko kenn du ko wax fu muy jëlee xaalis inspecteur impôt et domaine Ahmed Aïdara kenn du ko wax fu muy jëlee xaalis professeur Babacar Diop kenn du ko wax fu muy jëlee xaalis donc ñooñu jàpp naa ni xam nañu li leen di xaar te bu ñuy jàkkaarloowaat ak askan wi góomu ñu am gàcce fii ak 2027 duñu am gàcce jaajëf ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram ngay doon da ngeen di toog ma téye leen tuuti parce que faw ñu wax benn commentaire ci match bi da ngeen ma ko may ayca ñu dem ci tàggat yaram tàggat yaram dañu ko fës ne door gannaaw ba borom jam si teex Dugar tey jii dafa jël yoonu boppam ñu door ko Sénégal 8e de finale yi tey jii dafay jàkkaarloo Cap-Vert ki nga xam ne nag mooy tàggat sunu gaynde yi moom jot na caa yëkkati ay kaddu ci loolee sax du ñàkk dañ ciy teewlu soxna Fall ma nga xam ne sekk na ci waxtaan ak kii di Aliou Cissé. mu namb lool ndam Sénégal war a assumer statuam ci kanamu Cap-Vert ngir am yaakaar dem ci quart de finale yi bii nag occasion la ngir mu dàq jeexi jaaxa yépp xaar bi bari lool ci moom moo tax gaynde yu Sénégal yi war a génnee jeu bu ngande mise ci seen ay potentiel maanaam li nu mën tournoi dëggantaan bi nag day door ci Sénégal mu di rencontre bu am solo ngir dundu équipe bi sélectionneur national bi Aliou Cissé waxoon na ni dina jooyanti te it fexe ba Sénégal wane xar kanam gu gën a xel bu nu sukkandikoo ci effectif bi mu am waaye tam individualité yi dañuy jàpp ne Sénégal am na place am ci Coupe d'Afrique des Nations bile mu des nag entraîneur bi daal di proposer équipe boo xam ne dina mën a saisir opportunité yi te it di dugal ay but ñàkk teewuk Cheikh Kouyaté nga xam ne dañ ko suspendre tax na ñu am yaakaar Pape Gueye ñu teg ko ci entrejeu bi. mu ngoog jaajëf soxna Fall équipe ba ñu yebal foofee sa Bafoussam dara du leen ump ci li nga xam ne moo di jongante Sénégal ci CAN bi keneen ka ñuy teewlu ay kàddoom moo di Aliou Cissé moom mi nga xam ne mooy tàggat ci nu gaynde yi mu dikkaat ci suñu diggante ak Cap-Vert ndax xel ma ne sa daal ñu teewlu. Nous avons bien travaillé, nous avons vendredi
Ça a été la séance la plus difficile en réalité de la semaine. On a travaillé en puissance. Hier aussi, on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter vraiment de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire 2 séances très intéressantes. Donc oui, le Cap-Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer. ñu jégal lu baax ci kàllaamay nasaraan gi dégg ngeen ko moom Aliou Cissé mooy coach suñu gaynde yi di xam ne kon bu dee tàggatu rek def nañu ko kon nag jongante bi compétition la xel manees naas daal ñu ñuy xamal sànq Mantulaay mi ngi jox information bi ne Ismaïla Sarr jamono ji mu ngi àndax kii di Amadou Diagne Foseka di dem ca Bafoussam pour fekk ji Lions yi xam naa dañ ci gën a ñëw ak tës El Hadj Mouhamadou Mansour ak Mantulaay ci bundoo Cheikh Sarr waaw suñu gaynde mais mi ngi am njëriñ ci kaw ñu jàll d'abord parce que Ismaïla Sarr mënul football match bi oui manqué woon na quand même ci dispositif surtout cadre équipe bi li ci gën a am solo très rapidement rek mooy Aliou Cissé nag vraiment war na mën a wane beneen xar kanam bu bees parce que bu mu tàmbalee avant CAN bi ba léegi la ko sénégalais yi di wax daanaka chaque jour da koy gën di dëggal il faudrait que nag wax dëgg yàlla ci yi moment yi nga xam ne dafa am solo mu di ne ku ñu dóor ku ne da ngay buub say bagage ñibbi si Nigéria ñibbi na Algérie ñibbi na keneen ak keneen ñibbi na donc Sénégal ak lu mu am ci effectif lu mu am ci ay individualité am ko ci collectif tey c'est le moment pour que Aliou Cissé wane ne dalal xelu sénégalais yi ne mën nañ jël coupe bi parce que équipe yi fi nekk c'est vrai que aujourd'hui toutes les nations se valent mais Sénégal am na ay potentialité yoo xam te ne nii normalement bu ko tegee warul mën a taxaw ak benn équipe. voilà El Hadj Sénégal Cap-Vert Sénégal ak jonganteem ba fii ñu toll nii ba jàngat nga ciy def. ñetti jongante benn but boo xam ne tir au but la dalul xel ci compétition africaine yi mais toujours mën nañu dundee espoir ndax ñu nag Algérie ñoo demoon finale te 2019 te Algérie moom toog na bu yàgg donc dafa mel ni ren CAN bi ak équipe bi ni ñu ko yokkee effectif bi ñu yokk dafa mel ni chance ñu ndaw ñuy soog a ñëw la quoi bon ñu ngi def percée bu am solo xëy na liñ leen ko foogewul woon moo tax mais il faut moo waxee comme supporters sénégalais yi ñuy waxee comme je suis pas trop football supporters yi li ñu bëgg mooy gagner dugal but donc bii moom dañ ko war di dugal ak quelque soit situation yi lu métti nañ dugal bii même bu ñuy gagner mais lan moo tax mënuñu Aliou Cissé mënut a am tactique boo xam dafay dugal bii Aliou Cissé montre bi lay xool ak naan nii gis naa la teg baaraam ci bët bi nii montre bi nii léegi nag loolu itam nas palang ba ma dugale bi moo ñu daxal. na bàyyi montre bi ak bët bi jeté à l'œil nii ah. waaw boobu it nag dafay xaw a poser problème donc nag na bàyyi montre bi quoi dimbali ñu xool techniquement nu mu mën a xalaate planifier dugal génne pour dugal bii. daal dugal wax naa man duma technicien football mais supporter la sénégalais yëpp li ñu bëgg mooy dugal bii. parce que bii amul masla de dóor toog. xanaa nag dama foog ni suñuy wàllu histoire football fi ñu jaar ak Cap-Vert du Cap-Vert moo ñu éliminé nag xanaa ci li ma foog. waaye Libye mos nañoo éliminé de Guinée équatoriale. li ñuy wane nii. Algérie mi nga xam ne moo gagné woon daa toog na de Nigéria ñibbi na bëri. même Libye doon yaa ngi fàttaliku Libye. ba mu éliminé Guinée équatoriale. même Guinée ñibbi na. Guinée Conakry waaw ñibbi non équipe yi gën a baax. ñu ngi daan ñu ngi dem. mais chance la pour Sénégal. non mais nag jomm nañu Cap-Vert moom mënuñoo génne ci yëf yi nag. ah waaw baax je ne pense pas nag non. yàlla baax na El Hadj du ñàkk daañu si ñëwaat ci émission. moom boobu dinaa ko liste xaar balaa 11h. comme mi ngi ànd ak Amadou Diagne Foseka. Gambie moo gagné démb Guinée de. si tës bi. waaw. après nañ ko jéem a jox. waaw incha allah waaw mantu nee na dina def le tout pour ñu jéem leen am daal kal leen ko ci tës bi. yàlla baax na rendez-vous 8. yàlla baax na si tës bi yàlla baax na. ak 13h ci Zik FM Mamadou Fofana. waaw mën nañ la bàyyi nga dem cette fois-ci amul benn problème. ayca ñu wéyee li nga xam ne mooy tàggat yaram gi Coupe d'Afrique bi bataille des nations Gambie bi mooy gulet mu bokk ci jongante Coupe d'Afrique yi kon nag jàll na ci quart de finale yi démb la door Guinée benn bal ci dara mu mel ni it bii ba ka dugal moo di Moussa Barrow Cameroun moom jàll na ci 8e de finale yi gannaaw ba mu dooree Comores ñaari bal ci benn. mu mel ni it les Lions indomptables ñoom Cameroun googee dana jàkkaarloo Gambie si quart de finale yi
ñu desandi ba tey ci CAN bi ak buuxante bu metti bu ñu wax ne moom moo am sa stade Olembe bu Yaoundé buuxante bi mu ngi doxoon avant jongante Cameroun ak Comores ñeel 8e de finale yi nee nañ buuxante boobee nag la sa mujjantaloo moo di juróom-ñett ñu nga xam ne ñàkk dañu seen bakken am benn xale bu toll ci juróom-benn yaat bu ñu sukkandikoo ci ay témoins ak takkadeer yi nee nañu nag dañoo dem ba nit ñi ñu doon buuxante antanuñu leen ñu ubbi benn grille foofee lañ su bëri daanu. Confédération africaine de football bi génn naa bataaxal di xam ne kon nag faw ñu ubbi ci ab enquête te mu ngay des di jokkoo ak gouvernement bu Cameroun. ñu jox leen programme mu tey ji jongante yi 8e de finale yi bu 16h jotee Sénégal Cap-Vert ñooy laale 19h Maroc ak Malawi. ëllëg ci mercredi bi yeneen jongante dana am 16h bu jotee ëllëg ci mercredi bi Côte d'Ivoire ni ngeen ko gisee dana jàkkaarloog Égypte 19h Mali mooy jàkkaarloog Guinée équatoriale. ayca ni ñu koy defee rek ñu nit laata jongante bi di tàmbali di ngeen am Zoom CAN président Lamine Gueye équipe am ñu def ab jàngat ci jongante bi waaye it bi jongante bu weesoo ñu def ak taxaw seetlu ci jongante bi na mu mujjee ñu ñaan yàlla sunu gaynde am ndam ayca ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar li yéen a kay xëy fësal Mantulaay ci bundoo yi. ana ñu ne woon Benno Bokk Yaakaar deena suul nañ ko Sud Quotidien ne mukk Benno kay parewun sax ngir faatu fa yàllaaxu Benno Bokk Yaakaar nee ñu dee duñu ko jege donte nag toroxal nañ leen fii ci Ndakaaru daal di leen di sëlëm suuf ca